nuyu nañ leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo Dakar Buzz TV tey nag Dakar Buzz dafa génn dem ba fi nga xamante ne rek mooy Liberté 5 ku ne gis na jëf ji nga xam ne moo fi xew démb ak tey waa ñi nga xam ne ñu population Liberté 5 di ko ñaawlu lool ndax kat dañ fee takk benn sàcc ba mu ñàkk fi bakkanam ci seen terrain bee ne ñu ñëw tamit ci ëllëg si rek daal di toj seen oto yi gis ngeen comme fi ma taxaw nii gis ngeen oto bi niñ ko def te bëri na yeneen moroomi otom tamit noonu lañ ko yàqee ñoom nag ñu ne duñu bàyyi il faut que rek police teg ñooñu loxo wala ñoom ak ñooñu dëkkuwaay bi du neex xamuñu nag exactement ñan la mais sàcc bi kat nee nañ ñi nga xamante ne ñoo ñëw def lii ñoom ak sàcc bi ñoom ñoo bokk comme nee nañ mën nañ ko jàppee sous forme de vengeance ñoom dañoo ñëwoon pour venger wu. ñu ñëw nag fas yéene waxtaan ak ñoom xool rek ñoom lan mooy seen décision ba xam tamit tey situation bi décanté na ou pas ji bi dañ leen daal di seeti rek jéem a waxtaan ak ñoom. am internaute Dakar Buzz TV comme ni leen ko waxee woon sànq rek ca ba ñuy tijji ñu ngi ne nag toog ak kenn koo xamante ne ci koñ bi la dëkk doomu Liberté 5 la gannaaw coow li bari na ñu ne pourquoi pas rek ñu ñëw toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xool exactement yëf yi rek naka la demee ak ñoom ci ban anam la ñu gisee li xew fii tonton ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. yow nan nga tudd d'abord waaw il faut se présenter d'abord avant d'appréhender une de telles questions man Omar laa tudd donc je travaille à l'aéroport j'habite ici dans ce coin waaw. tonton Omar nga dëkk Liberté 5 fan yi démb ak tey yëpp yaa ngi dégg ñu naan Liberté 5 Liberté 5 soo ñu mënoon la ñëwaatal bu baax lan mooy problème bi ak lan moo xew. problème bi xawma ci dara nag. man dama yeewu rek dégg événement yi nii waaw xaw ma ci nag dara léegi laa dégg ay nii ak des rumeurs et autres mais je n'en sais absolument rien de ce qui s'est passé avant que may ñëw fii après laa ko xam quoi ñu dégg ñu naan lii am na fi lii am na fi. lan moo fi am sàcc bi ñuy wax ne fii lañ ko dóoree ba mu dee loolu est-ce que am na. je vous dis nag franchement fii Liberté 5 amul malfrat parce que man malfrat bu fi amoon sax ma dénoncé la justice pour tous. léegi lan moo tax ñu ne sàcc bi ci terrain bi lañ ko takkoon di ko téye ko fa ba ni muy ñàkkee bakkanam laata sàpp. d'après les rumeurs dañ ko fi indi waaw. ba tey ñu ko fi indi xamoo leen ban koñ lañ jóge. xaw ma ban koñ lañ jóge franchement xaw ma ban koñ. problème bi xewewul fi. xewewu fi fii moom xewewu fi. déedéet mais fii lañ laa dégg lañ ko indi fii la faatoo waaw. ñu dégg tamit ni dañoo jàpp oto yu bari fii toj ko. naka ngeen jàngatee mbir moomu la. loolu mooy sama cas majeur loolu mooy ma ne loolu mooy sama cas majeur mooy maanaam dégg naa moom dëkku fi waaw xaar yàlla dëkk mais ceux qui ont saccagé les voitures des gens xaar yàlla lañ jóge ñëw fii saccagé def fi tuuxi duna man nag j'interpelle les enquêteurs et la police à ce qu'on cueille tous ceux qui ont fait gaffe ñëw dugg suñu koñ toj oto jàmbur yi tu as vu y a beaucoup de voitures waaw nañ leen cueillir suñ leen cueilliru ma xam ne l'enquête est déficient. ba léegi jotoo leen benn information que ni teg nañ ñooñu la. jotuma ne information ne teg nañ leen loxo aussi mais si souhait bi fii souhait laa la wax souhait wu Liberté 5 mooy ñu teg leen loxo fekk leen fu ñu dëkk faire des enquêtes plausibles fekk leen fu ñu dëkk ñu ñëw jàpp leen ñoom ñëpp waaw parce que c'est yow tu peux pas quand même garer ta voiture nga yeewu suba teel fekk du amoo taw pare-brise ñu toj yëpp lu si sa yoon fekku la fii lu si sa yoon c'est pas des waa dama ne c'est pas du ay nervi yi ñooy ñëw def lu leen neex dem seen yoon man ce que j'interpelle même laa la wax à la police si boppam je parle
et je suis déterminé de mes mots, je suis déterminé de mes phrases plutôt, hein, qu'ils fassent l'effort de cueillir ceux qui ont saccagé et oto jàmbur yi man moom a kii question mort bi nous regrettons mais question ñiy saccagé ah nañu seeti ñooñu c'est des gars nuisibles dans la société nañ leen dem seeti pour ñu am satisfaction ñun waa Liberté 5 ñu am satisfaction parce que c'est anormal de garer ta voiture nga ñëw yeewu suba teen ñu tojale say bit ah il y aura pas de retombée sa poche lay jógee yaay defaraat kan moo la koy defaral ils doivent faire de telle sorte qu'ils subissent fii ba 1 an laa la wax ah on doit faire des enquêtes là je parle de la police des enquêtes je parle man moi-même Diongo Omar de la police ñu def ay enquêtes ba cueillir tous les malfrats qui sont venus saccager ce coin parce que ñoom mburu foofu ko fariña xaw ma sàcc naa xaw ma leen ñu agressé ko ba rey ko ah gis nga gang bi ñëw. waaw parce que nee nañ gang bi dañu ñëwoon pour venger wu est-ce que loolu dëgg. dama ne gang bi suñu ñëwul woon pour venger duñ dugg fii pour toj oto jàmbur yi loolu laa bëgg mu leer ci ñoom la bokk xaar yàlla lañ dëkk il faut que la police prenne les devants pour ñu éradiquer situation bi fi am fii musu fi am fii nous avons des gars corrects plausibles fii c'est aberrant. est-ce que xalaatoo leen ni ñoom tant que seen xol seddul rek mën nañoo ñëwaat ci koñ bi defaat beneen. mun nañu ñëwaat mais buñ fi ñëwaatee nag kaay j'avertis je te dis duñ fi dëggati seen tànk pied ferme lañ leen tegal mu jaral ñu tëdd 10 ans kaso mais waru duñ fi ñëwaat pour saccager fii dem seen yoon dafay yoon. est-ce que loolu tamit du indi jafe-jafe ci koñ bi wala ci dëkk bi ndax bu ñëwee yéen tamit ngeen résister. mais ku ñu offensé ñu fayu y a la réplique ku ñu offensé mu fayu fii bés buñ fi tegatee tànk ah ñun ñëpp kaso ba la ñuy dem parce que y aura la réplique. mais tey est-ce que jaaduwul ngeen laajte exactement lan mooy problème bi ak lu tax tamit ñu ñëw takk fi nga xam ne dóoree wuñ ko fii ba pare ñëw takk fii sàcc bi ba mu faat ba mu ñàkk fi ba kanam. ngeen laajte tamit. je ne suis pas au courant de ce que vous me dites hein. Pour ça moom je ne suis pas au courant. yéen pour ngeen laajte lan moo tax ñu takk fii sàcc bi te yëf yi xeweewul fii. man je ne suis pas renseigné lu tax ñu indi ko fii ak yooyu kii ko je ne suis pas. décision ngeen jël actuellement. xam ban décision lañ jël décision ferme mooy lan. interpeller ceux qui ont saccagé les voitures des gens moo ñu intéressé quoi c'est pas une question de mort mais une question de dégâts dégâts bi la man personnellement sama cause mooy ñu réparer dégâts bi moom mooy nit jóge fële ñëw toj oto jàmbur dugg ko ñu jàmbur toj oto jàmbur gis nga loolu ka buñ leen interpellé wul ba ñu mat sëkk ah où est la justice sénégalaise il doit faire des investigations pour dépouiller ceux qui ont surgi dans notre quartier, faire des dégâts. C'est ça qui m'intéresse moi même. C'est ça qui intéresse tout le monde.
dugg ci kër koñu jàmbur toj oto ñoo xam ne seen yoon nekku ci def lu leen neex dem toog seen coin toog fa c'est aberrant c'est ça qui est anguille sous roche quoi waaw. merci beaucoup kàddu yi am na solo. waaw yàlla nañu yàlla wane la si jàmm may ñu gudd fan ak weer. tur bi naka la. man Mouhamed laa tudd. Mouhamed fii nga dëkk ci Liberté 5. waaw fii laa dëkk ci Liberté 5. bu ñu mënaatee ñëwaatal rek exactement lan moo xew ci Liberté 5 démb ak tey. mu ne daa amoon benn sàcckat bu duggoon ci benn kër léegi waa gaale boobu dañoo doon yuuxu xawma après sàcc boobu fi nañ ko ñëw fii ci suba teel ñu fekk ko fii ñu takk ko après ñu fekk moom boobu maa ngi jóge entraînement yooyu ay 9h yooyu ma ñëw ko gis ko muy direeku ab si laa dugg sama gaale dem sangu ñëwaat mu ñëw ma dégg ñu ne waaj bi dafa sedd quoi mais booy xar yàlla dañoo jàpp ni quoi que ñun ñoo na ko dóor alors que non ñun dóor ñu ko quoi problème noonu la fa demee après su ne ñëw dañoo bëggoon venger wu la moo tax ñuy ñëw yàq suñu oto yi. da ngeen am toog rek wala da ngeen xëy fekk ñu yàq oto yi wala bi ñuy toj oto yi yéen a ngi fi. non moom bi ñuy toj oto yi moom ma maa ngi woon sama gaale moom booy nekk ñu fi woon boobu maire yi rek ñoo fi nekkoon paa yu nekkoon si koñ mi ak maire yu jaayee rek ñoo nekkoon si koñ mais man nekk moo fi woon waaw. ñi nga xam ne ñoo toj oto yi ak sàcc bi ñoom dañoo xamante. waaw ñooñu xamante ne parce que waa ji si ñoom la doon fréquenté waa ji fi mooy kër yaayam quoi mais fële mooy kër turandoom foofu lay fréquenté dégg naa même sax que foofu lay liggéeyee quoi ay booyam leen. ngeen ko fekkee ñu takk ko ci ngeen woo sapeur ak police. waaw su ne woo sapeur ak police mais sapeur woo nañ ko ay 8h yooyu noonu ay 11h la doog a ñëw te loolu du yoon quoi. yéen jeunes fii ngeen gis ñu toj seen i oto te kat comme li ngeen wax rek laale woo leen ci ban décision ngeen jël wala lan rek ngeen bëgg yoon doxalee. ñun moom booy ñu leen di xaar moom depuis dem si guddi moom ñu leen di xaar loolu moo tax wala maa ngi toog fii sax di leen di xaar parce que booy tey damaa dégg ñu ne waa ji tey ñu ngi koy suul quoi mais booy am na ni muy demee tey ñu ñëw loolu moo tax dem suñuy grand yi dañoo jël matuwaay ñoo ne booy suñu ñëwee dinañuy reporter ak ñoom day métti rek mais suba tey incha allah suñu ñëwee ñoom dinañ delluwaat incha allah ba dootuñu fi ñëwati. police def yoon def liggéeyam moom moo gën tey gisoo leen ni boo leen yënguwee ak ñoom leneen mën na am loo leen ko fogeewu. waaw yoon mi ngi fi loolu du problème policier yi suñu négocier ak ñun rek mooy mais gars yi booy suñu ñëwee mais booy c'est que suñu ñëwee booy ay tonnes dañoo bëri seen dañuy yore ay armes ay jam booy dañuy drogué wu loo moo tax wóorul quoi c'est policier yi ñi nga gis policier yi bëriwuñu policier yi ñii boo yooyu suñu ñëwee policier yi mënuñu leen dara léegi ñun ñoo mujjee obligé bokk si loo moo tax. loo moo tax jeune fii ngeen taxaw ne da ngeen di. ñu suñu bakkan leen si teg. suñu bakkan leen si teg incha allah tey suñu ñëwee incha allah bu neexee suñu borom laa la wax ne barki alxuraanu karim tey dina metti ñu ne ñoom ñooy génn suñu koñ wala tey ñu kañawaat leen rek wala moor amaat rek noonu la fay demee. parce que moor yooyu tamit du indi leneen jotul ngeen toog ngeen xamal leen ni carrément que sàcc bi dooree wuñ ko fii comme ni ngeen ko waxee tamit rayee wuñ ko fi. ah loolu tamit nag seen benn waay ñoom c'est que ñoom ñetti sàcckat ne woon quoi mais ñaari dañoo rëcc mais moom neen tey la. comprendre xam nga benn waay ji su rëccee léegi su demee si booyam day jàpp ni que ñun ñoo ko dóor far yàlla ñun dóor ñu ko ay yeneen booy ñoo ko dóor booy Liberté 4 ñun la koy jiim mais mun neen négocier ak moom loolu du problème quoi waaw. est-ce que xoolal leen négocier bi moom moo gën defante beeg dóorante bi ba ay mort di ci amaat. non neen négocier noonu rek après xeex bi arrêté moo gën quoi c'est que oto ñii dañoo dépensé ay millions jënd si ay oto xoolal gi oto bi oto état la quoi xoolal oto bi di nga ko yàq. soo demee terminus di nga gis ay oto yu bëri yoo xam ne di nga fa yàq te loolu c'est pas normal. oto yi ban décision la jël comme que oto bi ñu yàq oto état la est-ce que rek gis ngeen kenn ku bokk ci gouvernement bi ñëw fii seen koñ. ñoo dem kii ne woo maire mooy maire Cheikh Gueye maire Diop Dekle moom ne mujjee woo pour ñu def constat oto yi mais 18 oto nañ toj c'est pas normal 18 oto mais démb maire Cheikh Gueye ñëw na ak gars yi ñu doon def constat jël nañ def oto yëpp. ba ci nee nañ am na ay boutiques yu ñu dugg daal di yàqal seen. waaw boutique bu nekk fële kon Joola foofu tamit ñoom ñëw neen foofu ñëw yàq frigo bi ñëw jël lekk yi fa nekk ak Eldorado yi fa nekk waaw. ban appel lekk ngay lancé jeunes yi nekk fii ak ñooñu la nga xam ne ñoom ngeen amal problème bi. ma ne booy gars yi su ñëwee nañ jéem a négocier rek nañ jéem a négocier quoi ñu jéem a parce que booy ñoom dañoo jàpp seen xel quoi que ñun ñu ñoo rey waaje xam nga tey su nekkoon ñooñu rek ñun di leen di comprendre quoi si benn côté parce que tey su nekkoon suñu benn xarit loolu nañ ko def ñun tamit dañuy dem si koñ yooyu
ñun loolu di leen di comprendre quoi mais su ñëwee nañ jéem a négocier ak ñoom rek moo gën quoi waaw. merci beaucoup kàddu yi am na solo. waaw maa lay fay. soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar. fay naa leen. tur bi naka la. Ami Badji. Ami Badji démb nee nañ mbir yi fi xew yow tamit da nga cee jot sa wàll parce que yàqal nañ la am na tamit lu la jot a yóbbul boo ñu mënee expliquer carrément rek mbir yi naka la demee. man de mbir yi de xaw ma si dara daf maa bett wax dëgg yàlla damay wax daf maa bett parce que côté bii la ñu jógee côté bii la ñu jógee balaa le temps may ranger sama bagage yi yegg si nañu jël ñaa ngi taxaw nii mais jël nañu sama xaalis tuur nañu samay lekk te ñu man nga xam ne innocent la dama ñëw pour liggéey si daan sama doole donc xaw ma problème bi ni mu demee xaw ma fu mu commencé ak fu mu jeexee parce que toj nañu depuis fële oto yi balaa gars yi di may signaler balaa may kii fekk yegg si nañu sama lépp la ñu jël nii dama dem marché sax lépp pour ma ñëw ma commencé jaay dama ne sama bakkan bi moo ma gën a lii lu ma am ne parce que maa ko liggéey mais lii moom xaw ma si dara démb dama maa yéemu sax parce que lii mosuma ko gis guddi bi yëpp nelaw ma mel ni image yi nii laa koy gisee billaahi. fii lañ la fekk nga taxaw gaañuñu la wala ñu mën a. non gaañuñu ma en fait dama doon dugg gaañuñu ma gaañuñu ma wax dëgg yàlla mais dañu ñëw ak seen xeer yi gis nga fii xeer yi fa nekkoon yëpp dañ ko jël ñuy toj lu leen neex ñu koy def parce que c'est agression la lii agression la lépp la ñu jël. ban heure lañ fi ñëw. ay 10 heures 11 heures yooyu parce que ñun fii wax dëgg yàlla xale yu góor yi bëri dem nañu liggéey ñi yeewooguñu parce que si vacances lañ nekk ñu bëri duñu teel a yeew waaw. tey yaa ngi fi woon mais xalaatoo woon dina njëkk si. non man dama ko dégg nii mais balaa may jël sama bagage yi parce que fële la laa dégg rek xeer yi balaa ngay jël sa bagage yi du dugg rek fekk yegg si nañ munoo parce que man sama bakkan moo ma gën a lii parce que lii maa ko liggéey. xaalis bi ñu yóbbul mu ngi toll ci ñaar. bëri na parce que dama yoroon fii 40 bi yor naa yeneen xaalis sa fii ak yo ma jot a jaay xaalisu jàmbur yi waaw lu ma war a wecc xaalis yi bëri jël nañ ko fi yoo xam nga loolu man maa koy liggéey fayaat ko boromam yi waaw borom mburu yi ak yooyu yëpp maa koy liggéeyaat fay ko noonu la de. nga jàngatee ñaawteef boobu naka nga ko gisee loolu. daa yéemu de mais Liberté 5 wax dëgg yàlla xamuñu lii bu ñuy manifesté wu sax Liberté 5 bokkul Liberté 5 da nga waxte dee lii lu am nii sa daf leen bett ñun xamuñu lii dem nañu ba ñu ne waa Liberté 5 ay tapet la te du tapet xamuñu fii dara billaay lii lu ñu def nii daf leen bett xamuñu lii moo tax ñun ñëpp a tiit démb kenn lekkul ku nga wax mu ne la nelaw ma lii mel ni film si man waaw Liberté 5 wax dëgg yàlla ñaawteef bii xamuñu ko da ngay waxte dee rek. tey nga xëy jaay si xamoo ndax dinañ ñëwaat ou pas kon risque nga. di liggéey risque laa jëlee parce que alalu jàmbur laa jël dem ma marché ñu jox ma may liggéey man tamit dafa am charge yu ma yor tamit munoo toog man daal dama ko bàyyi si loxo yàlla rek yàlla mii mu ñu tiim moom laa ko bàyyil. décision rek ngeen jël wala ngeen bëgg rek ñi nga xam ne ñoo fi teewal état ñu jëlal. sécurité rek fii si koñ bi parce que xaw ma lan la parce que man maa ngi liggéey mais sama fit baa ngi tëf xaw ma kañ ak kañ la kenn xamu ko xaw ma ay innocent rek la ñu tooñ fii ñun xamuñu sax fu problème bi commencé fu mu tàmbalee fu mu jeexalee ñun ñi nga xam ne jàppee wuñ ko fii. xaw ma man fii lii yëpp xaw ma ko billaahi xaw ma. merci beaucoup kàddu yi am na solo. waa kay merci. tonton ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay di la delloo ziar di kontaan ci visite bi ngeen ñu defal. tur bi naka la. man maa ngi tudd Souleymane Ndiaye. Souleymane soo ñu mënee expliquer carrément lan moo xew fii démb ci Liberté 5. en fait li xew yëpp mënu ma ko parce que am na lu ma ci fekkeewul mais li ma mën a fekkee daal yeewu nañ am benn xale boo xam ne mi ngi tudd Ndiaga Ndiaye yaayam fii la dëkk nag mais moom dëkku fi woon mais yaayam fii la dëkk am na lu mu def beneen koñ wala am na lu ko beneen koñ toppee jàpp ko dégg naa dóor ko indi ko Liberté 5 fii takk ko ci camp yi dóor ko dégg naa dóor ko nag à mort mu décédé démb vers les coups de 9h et quelques léegi bi mu décédé bañ constaté décès bi on a appelé les pompiers et la police les pompiers sont venus après par réseaux sociaux yi ñu oote ñoom xaar yàlla parce que am na gang bu mu bokkoon léegi nag ñu oo xaritam yi di ñëw par 2 par 3 par 4 donc biñ ñëwee ba constaté que seen xarit bi effectivement moom la moo décédé et par élan de solidarité ñu ne ñoom dañuy dem Liberté 4 dans un premier temps parce que donc je pense que war nañ xam lu tax ñu ne dañuy dem Liberté 4 ñoom ñoo ko xam ñu ne dañuy dem Liberté 4 donc je suppose que donc ñoom xamoon nañ lenn lu ñu xamul ñun mais bi ñuy dem Liberté 4 à un moment am na benn si seen gars yi am na ku leen ne waa Liberté 5 ñoom tamit ñoom dañ ko seetaan waruñ ko seetaan léegi ñu def demi tour ñu ne comme ñun donc nous dañ leen seetaan wala ñun ñoo ko rey ñu ne dañuy def guérilla parce que dañoo mer commencé toj magasin yeeg oto yi nekk jardin bi yëpp oto bu ñu gis rek toj
kër yi nga xam ne dafa am balcon en aluminium ou en verre toj donc loolu mooy indi ñu kase fii 18 voitures lañ comptabilisé yoo xam ne toj nañ ko ak 3 maisons yoo xam ne mun nañ leen identifier ne kër gi toj nañ balcon bi kër gi toj nañ fenêtre bi donc ils l'ont fait en 10 minutes xam nga yàq dafa gaaw donc en 10 minutes ils ont cassé tout ça génn koñ bi dem fekk boobu booy koñ bi ñi ngi nelaw ñii dem nañ liggéey ñii dem nañ uti stage parce que fii booy yu bëri dañuy dem uti dara donc bi ñu ñëw fii daal sama genre lañ fekk on était 2 ou 3 donc ils étaient une trentaine de gosses léegi nag ci lañ profité def dégâts yi ñu def après génn dem c'est comme ça que ça s'est passé. yéen bi ngeen yeewoo gis ñu takk fii sàcc bi da ngeen woo police wala ngeen woo sàcc. non man personnellement gisuma ñu takk sàcc bi parce que man sama kër sorul mais génn moon xamoon naa ne rek dañ ma dama taxaw sama balcon ñu ne ma dafa am ku tëdd fii mais le chef de quartier il a appelé la police borom boutique bi il a appelé aussi la police mais boobu xaw ma ndax dee na wala deewul parce que bi may génn personnellement il faisait 10 heures fekk naa moom mu décédé mais ñi nga xam ne ñoo njëkkoon sur les lieux nee nañ boobu décédé guloon vers les coups de 9 heures am nañu waa jàkk ci tamit ñu doon julli fajar nee nañ ñoom ay heure bi ñu julli fajar am na sax koo xam ne def na témoignage nee na gis na biñ koy dóor foofu kooku doon julli si fajar gis na ko ci terrain bi waaw xam na ku ne moom gis na ko benn si paaw koñ bi nee na moom gis na ko mais comme il était seul contre 20 personnes il pouvait rien dire parce que gang la mais moom gis na ko donc boobu xam naa nag dañ ko jàpp indi ko fii dóor ko dem bàyyi ko après nag mu décédé fii mais nit ñooñu ils ont compris que ñun ñoo ko rey alors que fii reyuñ ko fii la dóoree fii ba mu dee moo tax ñu yaakaar ni ki ko dóor fii la dëkk. waaw ñu yàqal leen sax dëkku fi waaw parce que ñoom dans le premier temps nañ dañu am liberté 4 donc ñoom xam nañ ne dëkku fi reyuñ ko fii mais nag fii la dee loolu moom c'est kon ko police tegagu leen loxo te dencaguñu tamit ki nga xam ne moom moo faatu est-ce que duñ fi ñëwaat rek defaat beneen jéey. waaw loolu tamit ñoom bi ñuy dem man sam personnellement dégg naa booy ñu ne ñi ngi dem match bi ngi doo commencé ñi ngi dem ñi ngi ñëwaat loolu moom personnellement man dégg naa ko mais mun na am muy menace comme mun na am mu nekk dëgg mais loolu moom wax nañ ko nee nañ ñi ngi dem dinañ ñëwaat léegi nag dem nañ donc waa ko mi tamit jël nañ seen disposition toog di leen xaar bés bu ñëwee ñu jàmbaar la ñoom moo tax man defoon na appel ne woon na préfet wala ministère de l'intérieur wala police nag tamit gis nga police tamit ñëw nañ dem ba léegi macha allah ñu ngi fii lañ yendu police ñi ngi fii ñi ngi def sécurité bi ñi ngi def dissuasion bi mais waa ko mi tamit du tee dinañ jël seen disposition bopp di xaar ñëwaguñ nag démb moom ñu ngi leen doon xaar ci guddi gi ñëwuñ te it ñu ngi nii di xaar bon mais nag indi na psychose tamit ci koñ bi gaa moom parce que tout le temps doo mun génn doo mun def sa njaboot waaw man sama oto personnellement fii laa gaare woon dem mais dama ko rëccale maa ngi ko dem gaare ji feneen pour bañ ñu ñëw fekk ngeen ne la ñu toj ko donc loolu mooy fi am. est-ce que tamit bu ñu ñëwee ngeen riposté defanteeg ñoom du indi beneen problème rek ci koñ bi. justement loolu kay souhaité wuñ ko sax parce que man damaa ne sant yàlla sax bi ñu ñëwee fekkuñ fi kenn parce que bu ñu fi fekkoon seen morom yi xëy na doon na gën a ñaaw peut-être ñu dinañ si gaañ mais dinañ gaañ ci suñ doom yi te doo xam gravité doom yi gaañ bi fan lay ëppee donc ñaan yàlla sax bu fekkuñ fi kenn sant yàlla la mais tamit mënoo nekk si koñ sa papa nekk fa nga dëkk fa juddoo fa benn nit ñëw taxaw sa digg koñ di toj sa kër par exemple toj ci ko papa nga koy xool nii te doo réagir loolu moo tax mën a disposition bi na sécurité bi na état bi jël disposition mu de état bi xaw ma préfet yow ki war a jël disposition na jël disposition calmer jeune koñ bi garantir le que ñee duñ fi ñëw mais nag soo bàyyee ni situation bu nekk nii buñ fi ñëwaatee loolu c'est inévitable mu souhaité wuñ ko nag mais lu man de gën a lu ma parce que sama doom mun na ci bokk te mun nañ ko gaañ comme mun na gaañ mais mun nañ ko gaañ donc loolu moom nekkul lu may souhaité moo tax dama ne sant yàlla sax bi ñëwee démb fekkuñ fi kenn déjà loolu rek man sant yàlla laa ko jublu. démb ak tey amul la kenn ku bokk ci état bi koo xam ne ñëw na fi xaw situation bi noonu. non man personnellement dem ba tey bougé wu ma sax parce que man dem ba tey sax la liggéeyu def ma dara maa ngi toog mais gis ma kenn benn autorité wala kenn à part policiers yi ngi fi gis ni maire bi tamit ñëw na fi maire commune bi Cheikh Gueye ñëw na fi le matin moom je l'ai vu waaw mais gisuma fi keneen gisuma ko fi maire bi moom gis naa ko ñëw na waxtaan naa ñun tuuti mais gisuma fi keneen waaw. lan rek ngeen di ñaan ñi nga xam ne ñooy autorités yi wala rek ban appel ngeen di lancer jeunes yi nekk ci kaa. mooy li ma la wax bon jeunes yi moom mënoo leen lancer appel parce que bon fii lañ dëkk ñu calme mais tamit mënoo leen na calme leen toog ñuy toj sa oto papa wala toj seen kër nga dëkk si kër gi ñu koy toj donc mënoo man appel bi ma mën a lancer plutôt autorités yi mooy ñu jël ko à bras le corps jublu ci jéem a xool nu ñu koy solutionner parce que xale yi mënu ma leen wax dara su gënalu ma gaa ñuy confronter ak beneen koñ mais gënalu ma mais je peux pas leur dire tamit non parce que bu ñëwee sa koñ mais man mi nga xam ne sax seen papa la bu ñëwoon bi ñëwee dem bëgg a toj sa moto dama jéngu parce que nit doo jënd sa oto ñafe ko ñu gis ñu koy toj ñi nga toog di xool loolu moi je pense que bon nit ku normal de man mënuma ko waaw léegi nag man jeunes yi moom awma lu ma leen jox lu dul ñu calme mais nag autorités yi nañ jël seen disposition
ba lépp lu ñu war a aar daal ñu aar ko li ñu éviter li ñu mën a éviter parce que ñoom ñoo fi nekk pour loolu pour sécurité nit ñi des biens et des personnes donc nañ sécuriser koñ bi xaw ma nag mun nañ ko def éternellement mais ñu xool daal nu ñu koy sécuriser loolu seen devoir la seen liggéey la du man maa leen wax nu ñu koy defee mais daal maa ngi leen di ñaan yàlla ñu jëm ko sécuriser waaw. jërëjëf kàddu yi am na. merci beaucoup maa ngi leen di ñaanal di leen kontaan trop ci visite bi yàlla na yàlla defal jàmm yàlla barkeel liggéey bi loolu daal la amoon lu muy wax pour le moment merci.